xam bi ni ci coow li nga xam ne nag moo jollee woon ci diwaan bu Gàddaay ci diggante ñi nga xam ne ñooy njaboot yoon tojoon seen i kër ak Babacar Fall di ab promoteur ginnaaw bi njiit réew mi président de la République Macky Sall jël dogal ni leen fexe ba sàmmonte ku nekk sa àq ak sa yelleef ba ngay li nga moom nga jël ko ginnaaw bi njaboot yi nga xam ne ñooy njabootu njóobeen tojoon àll boobee ñoom ñoo génn bi yoon daal di wax nag ki nga xam ne moom lañ yabaloon dafa gis ak kayit goo xam ne fële ci direction impôts et domaines ni moo ko xaatim te dara amu ci waaye ñi nga xam ne nag ñooy collectif bi dañ dëgg it ki nga xam ni mooy Ibrahima Diop te famille bi yónni ko moo xaatim googale attestation. mooy kayit gii la El Hadji Samba Ba moo ma ko jox ci loxoom Samba bu receveur de domaine Samba Ba moo ma ko jox ci loxoom du ma sosal nit moo ne ma grand daal defe woon naa ne erreur bu mel nii doo ko def ma nekk ban erreur mu ne ma le fait que nga defal attestation bi ñoom Baara Sawakin Mbaytin ma ne ko mais lii man bindu ma ko attestation boo xamante ne bii amul dara ba benn valeur juridique nekku ci amul dara mu ngi nii Ibrahima Diop tout court fii Ibrahima Diop tout court ba pare de surcroît ñu ne maître Assane Diomba Ndiaye moo leen ko bindal. ci ay firnde yu leer donc y a une attestation boo xamante ni moom moo ko signé ñu ngi ko defaree ci bureau maître Assane Diomba Ndiaye comme ni mu ko waxee te moom mi ngi fa woon avec le bureau de Gàddaay à l'époque mu signé woon papier boobu devant notre avocat maître Assane Diomba Ndiaye donc bu xëyee tey nii papier boobu signé wu ko ñu ngi koy tuumaal ci kanamu maître Assane dinañu jaaxal. dañoo yem maître Assane du bind lu mel nii après ngeen lire ko ngeen xool ndax lii bindu maître Assane la ñoom ñoo ko fabriqué jox ko receveur de domaine tekk ci seen kaw dossier fu dossier bi jàll ñu ne Ibrahima Diop moo leen ko bindal c'est du faux. dellusiwaat ginnaaw di xam le ni bala njiitu réew mi président de la République Macky Sall waxee ni nañ fexe ba waxtaan ba juboo xaatim ab protocole d'accord noonee leen ko jëfee ba njéggalante nekk seen diggante ba nu waxtaanee lu tolloog fukki waxtu waaye daa mel ni lépp amul benn loo xam ni soppeeku na ci mbir mi. jox ndigal son élément bu nekk fii di El Hadji Samba le receveur jox ko ndigal aussi mu waxtaan ak famille Ndiobène moom moo fa nekkoon ak Ibrahima Diop éponge ak Matar Diop mu recevoir leen. jour bu ñu waree toog def un protocole ñoom dañoo ñëw toog moom Ibrahima Diop ñëw na Baye Matar ñëw na Ibrahima Diop éponge ñëw na ba ñu ñëwee toog ak le promoteur Babacar Fall 10 heures de temps d'horloge 10 heures ci suba lañ fa nekk ba 22 heures ñuy discuter. Trouver un terrain d'entente on a signé un protocole avec l'État du Sénégal représenté par la direction des domaines ñoo fa nekkoon. léegi protocole bi mooy bi ñu defoon dañu ne ci biir Babacar Fall moo war a séddale Babacar Fall ci boppam séddalewul ndax dafa contesté lii te lii muy Babacar Fall di wax dëgg la ci lu leer naññ la ko teg waaye bés bu ñu ca àggee dinañu xam naka la. loolu kenn waxul ni loolu jaarul yoon en principe président de la République war na yëg loolu donc Gàddaay ci processus boobu lañu nekk ñi respecté protocole bi di ko liggéey ba ay notification génn nañ ci. ginnaaw bi ñu am ay notification yoo xam ni jaarale nañ ko ci yoon su sukkandikoo si ñi nga xam ñooy collectifu Gàddaay bi ñu ngi doon fexe ba seeni borom jot ci waaye Ibrahima Diop moom mi nga xam ne ni ñii dañuy jaay notification yële te teguwul ci yoon waaye ci kàddu collectif bi ñoom ni ñu waxee moo di làmmiñ di lekk moromam te ñorul. ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo amoon ca Gàddaay jéem leen jaxase ak man te mbir mi tëddul noonu man lu leer laa bëgg dem di jaay parcelles yi jàmbur di jaay ay notification yi jàmbur ku nekk ñu woo la ne la danga ñii 1 million ñii 2 millions laneen ak leen ba pare ne domaine moo leen ko santé impôt et domaine moo leen ko santé ñoom loolu la ñu wax Samba baa ngi ci biir ak ñeneen ñi ko wër maa ngi ak audio yëpp li may wax nii dafa am ay confirmation yu leer nañ. je crois que notification yi am na yoo xamante ni mën nañ leen ko le protocole est là donc notification yi yenn yaa ngi nii kii notification la boo xamante ni le directeur des domaines moo ko signé
ak yeneen bi tam beneen notification la donc loolu buñ ko defee ñu continuer processus bi ba NICAD am ci le chef de service du bureau des cadastres bu Pikine signé NICAD yi nga xamante ni moo ànd ak protocole moo ànd ak notification yi donc ñun ñu ngi ci yoon ak état ñi ngi respecté protocole bi nga xamante ni moom la ñu signé ak moom donc amuñ ci benn difficulté moom mi nga xamante ni mooy Ibrahima Diop dafa signé ci protocole bi muy wax noonu ne protocole bi kenn respecté ko mi ngi nii moom turam a ngi nii Ibrahima Diop il a signé dans le protocole keneen ak keneen aussi Ibrahima Diop éponge ñi nga xam ne ñooy famille Ndiobène signé nañ ci protocole bi donc ñun lu ñu tënk ak Babacar Fall mi nga xamante ni ba mu signé protocole ñu signé ko dañoo joxante loxo mel ni dara xewul mu ne baal leen ma àq ñun tam ñu baalu ko mu baal ko donc foofu je crois que amatul dara leneen lu ñu ciy wax lu dul ñu suivre suñu processus normal ak état. waa kii di Ibrahima Diop moom ba tey mi ngi jam baaraamu tuuma waa impôt et domaine di xam ne ni ñenn si ñoom ñoo lëkkaloo ak collectifu gàddaay ñoo xam ne nekkuñu si yoon ngir ñu jël suuf soosu di ko jaay ci anam yoo xam ni jaaduwul loolee mi ci alerte di ci woo ñitti réew mi mu àddu ci waaye nag ñi nga xam ne ñu collectifu gàddaay ñi nga xam ne ni kàddu yooyu su ko yëkkatee mi ngi tooñ waa impôt et domaine. lii nga xamante ne bii nag ñoom moom la ñu bëgg waa gàddaay du ma ne waa gàddaay sax mooy ki nga xamante ne bii muy Mbaye Tine Cheikh Traoré Bara Sow El Hadji Wagué nañuy wax ñi dëgg nañu wax client yi dëgg nañ leen xamal ne leen ñoom seen yoon nekku ci du kenn dëkk ku ci am kayitu gàddaay du moins boog man mi ko war a joxe joxuma leen ko ñoom lan moo ci seen yoon woo mbooloo mi fële ku ci nekk ñu laaj la 1 million kii 2 millions kii 3 millions boo waxee ñu ne waa domaine ñoo koy laaj duma ko weddi nag xaw ma domaine koy laaj xaw ma laaju ko waaye xam naa ne ñoo lëkkaloo te élément yooyu xam naa leen de xam naa leen ay nit nekk pendant 8 ans di xare lu nekk ñu dugg ci am na fa ay pères de famille yoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan loolu moo waral yërmande président Macky Sall am na ci ay pères de famille yoo xam ne fa la ñu tëdd fa la ñu dee mais ñooñu depuis 8 ans bu ñu président xeetalee jël domaine ne leen teg leen ko ci yoon wax dëgg yàlla waa domaine war a bàyyi li ñuy def waa domaine war nañoo bàyyi alali jàmbur yi ñuy sàcc di collaborer tel que Bara Sow ku ci nekk mu ne la nangam ak nangam toog naag Marème Faye Sall démb toog naag Macky Sall démb ay fen nit neen dara du ci dëgg. mais kooku dama koy xamal ni moom mi ngi tooñ waa domaine noonu rien à voir sur cette situation gis domaine ñoo ñu jox notification mais yéen gàddaay xam ngeen nu mu doxee depuis 2013 ba léegi ñi ngi dox ci gàddaay ay millions de francs ñoo ko taxawal xeex bu ñuy xeex on a pris 4 à 5 avocats ku ci ne ñu fay le 2 millions 500 fan lañ ko jëlee ce sont les victimes qui ont cotisé victimes ñoo cotisé am na ñoo xamante ni nag duñu cotiser duñu def dara léegi bëgg bu ñu leen jox seen bàyyi ñu yëkkati noonu wala ñu jox leen seen notification ñu yëkkati noonu jox leen notification yi alors il doit se rappeler de ces cotisations xam ni ñoom aussi dañoo war a bokk ci ñi xeex gàddaay financièrement moralement mais physiquement aussi effectivement parce que marche yu ñu def xaalis bi ñu joxe temps yi ñuy perte conférence de presse yi ñu def loolu yëpp c'est des coûts coûts yooyu duñ ne 2 ou 3 personnes ñoo koy supporter ñeneen ñi bu seen kii génne ñu toog di seetaan on ne le fera jamais mais sur ce aussi dañoo toog assemblée générale ñu signé ak ñoom un protocole mi ngi nii le protocole entre les conditions de collaboration entre le collectif entre les membres du collectif parce que association boo gis dafa am ay sanctions yu ci nekk muy sanction c'est beaucoup mais un terrain qu'on vous donne qui coûte à peu près plus de 10 millions c'est pas beaucoup ont déjà acquis comment ont déjà acquis par des luttes farouches grève de la faim ah dañ ci xeex bu métti war a fay avocat am na ba léegi ñu leen de seen xaalis bien sûr vous pouvez recevoir maintenant les reçus ñu defal yemuñu foofu ndax dañoo yëkkati ay tuuma teg ko ci ndoddam
waaye nag moom mi ngi xam ne nii lépp lu mu def rek yoon na ko sant. donc plus de 30 et quelques actes yoo xamante ni ñooñu buñ mancé la woon terrain bi tey ba di ko jox seen i borom ñooñu dañ koy topp ni ko bëgg ñu jaayoon anamu. un cabri moo rek n'a pas peur de couteau koo xamante ni da ngay war a dee léegi bu ñu brandé de couteau di la ko jam sax yow da nga loolu da ngay dee ba da ngay dee. amuñu droit teg seen tànk ci gàddaay te duma leen ko permettre samay mbokk duñ leen ko permettre yëf yi dafay tegu ci yoon ñun li domaine amee habitude di ko def bés bu jot duñu ko def domaine man ñun nappaaje ñun fii la ñu dëkk ci dëkk bi fii la ñu yaroo fii la ñu màggee domaine mënul jaar mukk ci suñu kaw bu ma nee domaine nag ay individu la yu nekk ci seen biir di pàccoo alali jàmbur loolu dafa jeex lii mooy protocole bi waxuñu benn yoon ne Mbaye Tine wala Wagué wala Cheikh Traoré nañu jëm ca Aimé ma ca domaine mu jox leen ay agent ànd ak ñoom ñëw fii ci terrain bi ne dañu koy dagg ay géomètre loolu moom dafa mënul nekk parce que kayit bi protocole d'accord bi wanewu ci dara. ah faux usage de faux lañ ko war a toppee ci li mu def parce que li mu def nii c'est pas normal mais aussi di ñu sosal ci loo xamante ni defuñu ko. diffamation dañ ko ciy topp parce que nee na ñun dañoo jaay ay terrain d'après éléments yi mu wax léegi nag ñu ngi koy defee nañu wan benn acte boo xamante ni Mbaye Tine signé na ko wala Bara Sow wala président Wagué wala Cheikh Traoré mu muy wax. il a porté plainte au niveau de la brigade de recherche dem nañ wuy on nous a entendu mais ba léegi déggaatuñu dara ci dossier boobu donc fu nekk jaar na fa fu nekk dem na fa yàq suñu der mais sottiwul ñun ñu ngi continuer suñu processus di ànd ak état di jël suñuy li ñu moom. Ibrahima Diop di àddu di xam ne ni ñii di collectif bi waroon ñoo xoolaat seen bopp te soppi doxalin ndax li ñu def teguñu ko ci dëgg ak ci yoon waa askanu Ndiobène dañoo am foofu suuf loo xam ne titre foncier la ak loo xam ni bokkoo ci titre foncier bi waaye ñii di collectif bi di samp laaj loolee bu dee mën na ne nañ ko wax ak ñu indi ci ay leeral. man mii Pape Diop nga xamante ne bii yéen a ma gën a xam mbiru gàddaay daj naa ci loo xamante ne bii mburu du ko daj ci taal bu ma sañoon tey yéen ñëpp ngeen jot seen kayitu kër liggéey ci jàmm ak salaam parce que loolu laa ñaan borom bi mais faut faire très attention ñi ña ca des ñooñu ne dañuy séddale dañu may jaxase ak yéen li ñuy wax dara amu ci te suñu borom moo ma seede billaahi wallaahi taalaahi bu ñu ko tegoon ci yoon toppante nañu ko doon defee bon tey problème bii du am ku ci nekk liggéey nga sa kër ñooñu daje foofu nag di wax seeni far di wax seeni nar bés bu jot ñu ne Pape Diop nangam lu ñëw ñu ne Pape Diop nangam dara du ci dëgg. toj nañ terrain yi ba pare mu kon ni di ko jaay ay actes yu ko prouvé gi nii ah par exemple kii déedéet après dinañ gis tur bi ñoom nan la ko mënee jaayee un terrain nee na en 2012 la ko jaay terrain bi ba pare ah numéro carte d'identité bu mu def mu délivré ko en 2017 donc c'est un acte de faux usage de faux la def ba pare da leen koy jaay ba pare ne leen dem leen ci ñoom Mbaye Tine ñu régulariser ñu dugal leen ci liste bi la liste est déjà partie. lii nii mooy procuration bi sama famille ñoo ànd ak man dem ba ca notaire defar ko ci lu leer nañ ne ma mbir maa ngoogu suuf saa ngoogu jiiteel mu ngi nii ña nga xamante ne bii dañu ne dañu am ca gàddaay fu ñu leen manti laaj mooy ñooñu ñuy bañ a tudd rek fu ñu leen manti laaj dañu naan Ibrahima Diop moo ñu jaay muy man mais quand même man aussi bu may jaay wala may joxe dama koy teg ci lu leer nañ ci lu leer nañ laa koy teg doo jóge fële rek am yooyu lijjanti nangam ak nangam am ay individu yooyu collaborer bëgg a jaar ci kaw Ndiobène dafa am lu ñu fa jaay am lu ñu fa dese. gis nga fii un surplus du titre foncier fan la am c'est le titre foncier ou c'est pas le titre foncier mais un surplus du titre foncier nga ne jaay nga ko foofu quel est le surplus du titre foncier waa domaine bu ñu fexee am nañ un surplus du titre foncier nañ ma wax. coow li nga xam ni mi ngi jollee atum 2013 boobaak léegi mu def juróom-ñetti at
ba léegi mi ngi des mu xambit ci diggante ñi nga xam ne ñooy Babacar Fall ak famille Ndiobène ak collectif bi nga xam ne moo ëmb ak njaboot yi nga xam ne ñoo loru ci diwaan bu Gàddaay lii njiitu réew mi war na ci àddu indi ci ay saafara balaa bay di woy mbuus